télévision Futurs Médias xibaaru marax yi ponk yi ca gën a fës ab cong ca Égypte ca bët gànnaaru Sinaay la xewee lu gàtt gàtt ñaari téeméer ak fanweer ak juróom ci doomu aadama ñàkk nañu seen bakkan ab juma la ñu song foofee yëf yi nag ma nga xew ci dëkk ba ñu naan Bir Al Abd njiitu réew bu Égypte de Abdel Fattah al Sisi woolu na ay jëwrinam na mu gën a gaawee député libéraux yi lànk nañu ba tëdd ci naaj bi du ñu wote nag projet de loi finance bi nga xamante ne nii mi ngi aju rek ci koppar yu ñu war a nattal nguur gi koppar yi mu soxla ci atum 2018 li ko waral nag àddu nañu ci tey ji la ñu doon janoo ko taskatu xibaar yi muy groupe parlementaire liberté et démocratie lu soxal sax député yi suba daañu sekk ab plénière ci assemblée nationale ci aser ji loolu nag aju ci mbalaanu kiirlaay bu Khalifa Sall ñenn ci député yi fare ci kujje gi jàppale nag ne commission ad hoc boobee dafa jalga ci yoon ay mbootaay yu société civile ñu booti ci ay mouvement citoyen ñoom nag ña nga doon amal rek ab ñaxtu fële ca place de la nation ñoom nag la ñu ñaawlu mooy la xew ca Libye jamono ji mu jëm nag ci ay doomu aadama yoo xamante ne dañu leen fay jaay ne na ñuy jaayee marchandise daañu wax itam ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru nee nañ nag faaw ñu gën a liggéeyaat fa fee ca UCAD naam sax am na ay jéego yuñ ca def bokk na nag ci fexe rek ba jàmm dox ci diggante étudiants ya ak kilifa yi daara joojee waaye tamit la ñu bëgg rek mooy ñay jàng foofu nag mën a jëm ca kanam ndax taux de réussite bi nee nañ téeméer boo jël ci ñeent fukk la toll recteur ba sànq mi ngi doon janook taskatu xabaar yi mbokki ponk yaa ngi ni yaatal gi léegi-léegi dale nag jàmm ci xibaaru marax yi ñu tàmbali ko ak la xew fële ca Égypte ca bëj gànnaaru Sinaay ab conga fa am benn juma daal la ñu song ci jamono joo xamante ne rek ay nit ña nga doon julli àjjuma foofee lu gàtt gàtt ñaari téeméer ak fanweer ak juróom ci doomu aadama ñàkk nañu seen bakkan yëf ya nag ma nga xewee ca dëkk ba ñu naan Bir Al Abd diggam nag ak El Arish toll ci ñeent fukki kilomètre ñooñee nag def ñaawteef boobee dañoo rek daal di sànni ab ndell mu kalaate laata nag ñu yëkkati seen fetal di tiire ci kaw nit ña njiitu réew bu Égypte di Abdel Fattah al Sisi woolu na ay jëwrinam na mu gën a gaawee teg ci nag daal di rek tëral foofu ñetti fan yoo xamante ni nii ci dëj la ñu koy def ñooñe nag ñu njoxtu ni ñoo def ñaawteef boobee kuréel la goo xamante ne nee nañ ma nga far ak état islamique nekk foofee ca Égypte ca ndax géej la ñu jëm foofee nag am na loo xamante ne nii takk der ya ak gendarme ya def nañu ko ab simulation la loolee bu ñu ko déggee nag lëkkaloo la gu jëm ci xeex wàllu terrorisme ñaanuñu ko yàlla waaye tey bu amoon ñoom daañu def seen kéemtalaay kàttan rek ba mën a fegu mën a fekk tamit askan waa foofee yëfee nag ñoo ngi ko defee ca Pont Faidherbe ak fële ca institut français bu Ndar Géej gouverneur bu diwaan ba nag yëkkati na ay kaddu di dalal xelu askan wa ca wàllu woowee ndax ñu bari jaaxle woon nañu seeni Diop. équipe bu secours yu force spéciale bu police ak gendarmerie amal lu jëm ci ay simulation yoo xamante ni dañ doon wàllu ñenn ci askan yi nga xamante ni ay terroriste dañ leen song tàmbale ko ci Pont Faidherbe boo xamante ni explosion lañ fa déclaré woon ak itam ci institut français foofee ay otage lañ fa téye woon loolu lépp nag day exercice yoo xamante ni simulation lañ ko doon defee naam sax askan wi ñu ci bari tiitoon nañ waaye lii lépp ngir gën leen aar. lépp nag dañ leen doon natt bi mooy jël Pont Faidherbe bi def explosion bi nga xamante ne intervention dafa mun a jaar ba pare ndekete ñoom bu ñu defee loolu diversion la waaye am na leneen lu nekk seen xel mooy jël prise d'otage institut français bi ba nag ñu liggéey si nag depuis ay fan yu bari avec experts français yu ñu jàppale def ay scénario togg ko ba mu ñor doon ko doog a def tey donc gis nga. ci opération yu nu mel ñaari téeméeri éléments yu force d'intervention bokkoon nañ ci. lii am tey wane na ni takk der yi pare nañu. pour menace bu lu mel noonu bu amoon ci dëgg-dëgg ñu taxaw ci na mu ware ci wàllu xeex ñaawteef yooyu am na ay jéego yu am solo yu ñu ci def li tax réew mi muccandi ba fii bokk na ci ñaanu kilifa yi ni ko ñëpp di waxee waaye bokk na ci xarañu kilifa yi nga xam ne ñoom la suñu borom dénk réew mi jaare la ko ci seen loxo wàcce ko ba ci police ak gendarme ak ñëpp ñu mel ni ñoom di liggéey ci wàllu woowu. ginnaaw Mbour Saint-Louis moo dalaloon opération yu ni mel ñi doon tàggat dañ leen doon andi ci terrain bi ngir ñu mën ko pratiquer lépp nag ngir mën a xeex lii di terrorisme. mbir mi mun na am fu ne ñaanuñu ko nag wante mun na am fu ne buñ ñi yaakaar ne rek si hôtel yi la mbir mi di amee gis ngeen bi ne li nekkoon étage du woon hôtel
dafa jël oto dem directement foncé ci ful fii aussi yàlla dafa def ne dañu bëri ay manifestants day am nit jàng yaa ngi fi leneen ak leneen ñi ngi fi loolu moo tax ñoom war nañ am ay xam-xam am ay jumtukaay yu mot bu nga xam ne bu mbir amee rek ñu mun a réagir. ginnaaw Ndar nag région bu Ziguinchor daañu fa dem mu mel ne nag ci Sénégal xeex bi ñuy xeex wàllu terrorisme kilifa yi bàyyi nañ ci xel bu baax a baax ndaxte sax ci scène de crime yi gisoon nañ ni administration bi yëpp ñëwoon nañ teewee mbir yi na mu doon demee. foofee ca Ndar la ñuy des am na ab liir boo xamante ne nag fekk nañu néewam ci wetu dex ba dex boobee nag féete ca boori pont Faidherbe ba ñu doon jaar di jàll nag ñoo gis kon liir boobee bàjjenu gox ya nag ña ngi koy naqarlu bu baax a baax tey sàkku nag di ñaax sax jigéen ña nga xamante ni ñoom ñooy yeewu foofee ca Ndar géej ñu daal di rek moytu bu baax a baax jur sànni ndax baaxul benn yoon Ousseynou Diop moo taataan seen i kàddu. leen di wax kay mooy nan dellusiwaat seen xel si yàlla dellusiwaat seen xel xam ni doom ji yàlla moo la ko jox nit tëdd na ba tàyyi te amul doom kon yow bu la yàlla natoo nga am doom da nga koy téye te xam ni kii alalu yàlla la doom trésor la alalu yàlla la waaw. ko ñaawlu ko ba fu ñaawlu di yem rus ànd ak gàcce en tant que bàjjenu gox en tant que yaay en tant que maam en tant que tante lii ñi koy def nan xoolaat seen bopp bu baax a baax ni ko nan xoolaat seen bopp bu baax a baax boo juree boo mënul téye tamit ñëwal nga ki nga dendal nga may ko nga waxtaan ak moom nga may ko wala nga dem kër sœur nga may ko wala nga ñëw seet sa bàjjanu gox ci ki nga dëkkal nga ñëw ni ko man kat lii dal na ma jur naa ba pare mais doom ji mënuma ci dara am ma may leen ko te yàlla tax loolu daal bu ko mënoon def daal dina baax trop mais lii nañ ci jóg veillé ci bu baax a baax a baax ndax yenn yi dafa ñaaw jur sànni wala duy rey moom moo fi war a dañ wax dëgg yàlla. waxoon nañ ko sànq ci ponk yi député libéraux yi lànk la ñu def ba tëdd ci naaj bi bis bu ñu ca yeggee duñu ko wote muy projet loi finance boobee nag jëm ci koppar yi ñu war a nattal nguur gi ci atum 2018 sànq nag groupe parlementaire liberté et démocratie ñi ngi doon janook taskatu xibaar yi Moussa Ngom moo ñu fa teewaloon Moussa Ngom maa ngi lay nuyu. Moussa ni ma ko waxee rek député libéraux yi lànk nañu ne nag projet de loi finance bi duñu ko wotee ci atum 2018 muy nag koppar yi ñuy nattal nguurug Sénégal. ni nga ko waxee ñu bokk ci groupe parlementaire liberté démocratie bu PDS ak alim ne fas yéene wuñ voté lii di budget ngir at mi ñu jëm ñu indi lu bëri ci lu waral seen taxawaay bokk ci bor yu nar a gën a yokk ak it croissance bu ñuy séentu te moom ak li ñu nemmeeku at mi ñu gën na sa am benn yokkute ci dundub sénégalais yi. ñu ŋàññit li comme Sénégal ne ci loxoy entreprise u bitim réew ñu gënee sax ab lim ngir misaal dépendance économique u Sénégal jóge ci 27% jamonoy Abdoulaye Wade dem ba ci 46% ci régime Macky Sall ci seeni estimation Madické Niang ak ñoñam mettit lu ay dépenses yu cher te ñàkk solo mel ni lii di train express régional bu ñu nar a dugal lu mat ci 560 milliards beneen poñ bi nga xam ne ñëw nañ ci bu baax a baax mooy lii tamit di bourse de sécurité familiale yi ci gis-gisu Mamadou Diop Decroix politique doo nga ko lal ak li mu nar a jóge ci 250 000 familles dem ci 400 000 familles ci nar a jot ñu doon lu muy nakarlu ndax du lu Sénégal attan ci wàllu budget waaye it day mel ni luy wane ni ndóol mi wàññeekuwul wante dafa gën a yokk ak yeneen wante ñoom waa groupe parlementaire liberté ak démocratie nee nañ du la nar a yomb xeex ak majorité présidentielle bi nga xam ne moo am ci assemblée nationale wante du leen téye tamit def ko boobu leen ñuy xaarit ndimbalu sénégalais yi mu doon lu tukkee ci conférence de presse bi ngeen amal tey. ñu koy jaajëfal bu baax Moussa Ngom mbalaanu kiirlaay bu Khalifa Sall suba nag plénière dana am ci assemblée nationale député yi nag rawatina ak commission ad hoc boobee war a kon sëgg ci mbir moomee ñenn ñi fare ci kujje gi di ay député ne nag lu ni mel daal ñaaw na ndax commission boobee dafa rek jalgati yoon am nag ñeneen ñu gisee tamit ne député yi bu ñuy def daal war nañu xool bu baax a baax la ñuy def ndax yëkkati mbalaanu kiirlaay nekk na loo xamante ni nii dafa mel ni nag lu ñuy foowee kon nañ ci bàyyi xel bu baax a baax Alassane Ba Diafara Ba mu mel ni kon mbir yi yàgguñu ab procédure bu ñu boucler daanaka mu des nag ab plénière ndax danañu yëkkati malaanu kirlaayu Khalifa Sall Théodore Chérif Monteil li mu wax nag dafa leer daanaka par principe la mu jàpp ne àndut benn yoon ci yëkkati malaanu kirlaay député ba mu mënti doon. mënuma wax tey ndax dinaa woote waaw wala déet parce que vote bi secret la donc xam naa li may woote mais ci suma gis-gisi bopp. dindi malaanum kirlaay député warul am. même pour Khalifa sax àndoo ci. député yëpp. ba léegi amut benn ndaje bi am diggante Khalifa Sall ak ñi bokk ci commission ad hoc bi
Nango Seck jàpp ne jalgati am na ci procédure bi. lii ñu gis tey muy jóg di raam jëm ci ñag bi dictature lañ ko mën a tuddee ndax amul benn député bu fekkee da nga ni da ngay lever immunité parlementaire am xanaa da nga ko koy fekkee déjà nit koo simmi ba mu set doo ko taxawal naa ko simmi sa yëre du dëgg kon mooy ça veut dire que immunité bi mosu fee am. jalgati la jaxase la jaay doole la parce que ils ont tous les moyens de l'État nag pour le faire. bu ñu mënul déglu député bi xamuñu moom lan la xalaat comme loi daf ko prévoir comme loi dafa ne député bi dañ ko war a déglu buñ ko mënul déglu xëy na liggéey bi motul bu liggéey bi motul nag dafa war a am tamit ay conséquences ñun député yi war nañ ci tenir compte xam naka la ñuy taxawee. commission ad hoc bi nag dara jébbal conclusion mi ci plénière bu samedi bi député bu ne war ci joxe xalaatam. député yi nag ku ci nekk ci sa wéetaayu njegenaay ku ci nekk ci sa gis-gis di nga wax lan nga ci xalaat. ñun député yi war nañ toujours di delloo si suñu xel xam ne que doole ji ñu yor moomuñu ko kàttan wi ñu téye du suñu kàttanu askan wi la askan wi moo ñu tànn dénkuñu ko ngir ñu liggéeyal leen donc nañ koy def toujours ci anam yu gën a rafetee. dictature bi ñu régime bi bëgg a imposer te loolu duñ ko nangu même avec nos maigres forces buñ doon ñaar wala ñett sax dañ koy bañ parce que combat principe la. dinañ taxaw lànk ba peuple sénégalais bi yëpp àdduna bi yëpp xam ni lànk nañ léegi nag la ñuy def ñoom ça les engage devant le monde entier je crois que loolu mooy suñu position ci loolu la. mu mel ni kon assemblée nationale moo nar a occupé actualité bi ci samedi bi. ay mbootaay société civile ñu faree ci mouvement citoyen ña nga doon amal ab ndaje fële nag ca place de la nation fa la ñu dajaloo woon di naqarlu la xew ca Libye di ay doomu aadama yu ñuy jaay loole nag ñu ne du dëgg du yoon waaye la ñu gis ni xëy na léeg-léeg ne moo koy sabab bokk na nag ci ñàkkum xëy waaye tamit yorin wu dëppoowul ak yoon naka noonu daal li nga xamante ni moom la ñuy teg migrants yi kon bëgg nañu mu dakk Maïmouna Ndiaye Mardien. mbooloo mu takku wutali ci benn béréb ku wax jox sa moroom mu mel ni xeex bi ñuy xeex benn ponk kese la mooy nees la nit mën a def ba nga xam ni xeetu njaam gi ñu seetlu fële ca Libye ñu dakkal ko. di yëkkati ay koppar yu takku rek pour jox leen ko ngir bépp doomu Afrique di nit ku ñuul bañ jóge seen dëkk ñoom Libye pour dem Europe kooku daanaka convention yëpp y compris convention Genève loolu daf ko tere nee na ci guerre ku nga xam ne ni mi ngi ci ay tolof dañ ko nar a jàppale dañ ko nar a dimbali te ku ko deful tamit daanaka loolu ce sont des crimes contre l'humanité. Union européenne ñu joxoñ ko ci baaraamu tuuma suñu njiit yi ñu ne foog ñu fippu soxna yi ne dinañ ci jàpp bu baax. dañuy lancer un appel sous-région bi nga xamante ne fa la Resfeco ne ñu woo jigéen ñëpp ndax góor ñi la ñuy kii mais jigéen ñi ñi ngi ci biir xeex bi donc ñun ñëpp ñu dajaloo def benn tànk toog manifester pour yuuxu ca kaw wax ak gouvernants yi wax ak famille yi wax ak jeunes yi pour condamner ces actes là. ci tegtal yi bokk na ci ay programme mooy tëralin yoo xam ne dañ koo war a nas ngir wutal ndaw yi ay xëy ndaw yooyu sax am na ay kàddu yu yëkkati jëmale ko ci ñoom. bés boo xalaatee ne que ne metti na ba nga xam ne waratoo si mën a génn rek mooy bàyyi nga sa bopp mooy gëmatoo sa bopp te nit ki lu mu am ngëm fit ak jom moo ko may li leen tax a dem du dara lu dul dañoo amul lu ñu def amuñu liggéey. kuréel yi nga xam ni ñoo fi toogal société civile bi nee nañu duñu fi yam ndax kat dinañu amal yeneen ni toogaanu ñaxtu bu boobaa dinañ ko amal ci buntu ambassade yi. kuréel yooyu nee nañu li ñu bëggaat rek mooy bureau bu procureur bu cour pénal international daal di ubbi ab enquête bu ko defee xeetu njaam yi ñu nemmeeku fële ca Libye ñu gën cee am lu leen leer. Maïmouna Ndiaye liit bëgg nañu mu dakk ca université bu Ndakaaru di daara ju kawe jooje di UCAD muy nag fexe rek maanaam fitna gi nga xamante ni dana dox léeg-léeg ci diggante étudiants yi ak kilifay daara jooje daal di dakk recteur ba nag maa ngi ci doon janook taskatu xabaar yi nee nañ tamit la ñu bëgg mooy taux de réussite bi maanaam ndongo yi nga xamante ne nii nag dañuy jàng wax dëgg ba yeggal seen njàng nag lim ga mën a yokk ndax ci téeméer boo jël ñeent fukki kese la ñuy gis ni ñoom ñooy réussir ci wàllub njàng sànq mi ngi doon janook taskatu xabaar yi recteur bu UCAD Cheikh Hassana Fall.
doxalinu université Cheikh Anta Diop bëri na ay gàkk-gàkk loolu recteur bi leen jiite xam na ko waaye tamit sunu sukkandikoo ci ay kàddoom am na ay avancement yu bëri yu ci am. tey université de Dakar am nañ lu toll ci juróom-ñett fukki junniy ndongo ñuy ay ndaw yu am xam-xam yu am baccalauréat loolu boo leen dajalee ci benn béréb mënoo wax ni coow du fa am ci li ñu seq ak ministère ñu di ñu jàppale ak waa banque mondiale ngir ñu yokk bu ñu defee examen ñi nga xam ni ñoo dul am seen examen gën a bari di gën di yokk ndax foofu bokk na ci tolof-tolof yi gën a rëy ci université ci université bu aw yoon bu téeméeri ndongo duggee bu ñu amee ay diir bu néew lu toll ci ñetti at jëm ci ñeenti at juróom-ñett fukk yi war nañ am seen lijaasa te tey bu ñu xaymaa ci université bi xëy na ñeent fukk ñoo koy am loolu nag fanweer la woon ci at yi ñu génn te yóbbu nañ ko ba ñeent fukk te yaakaar nañu mu gën a jëm kanam li koy jëmal kanam nag mooy ñu teggi gàllankoor yi nga xam ni moo koy jur muy gàllankoor yoo xam mën naa nekk ci njàngale mi gàllankoor gu mën a nekk ci administration bi gàllankoor gu mën a nekk ci fi ñuy jànge li avancé kontaan nañ ci lool waaye su yokkoo ñu jël te dañ ci ñun suñu université nag ñaar yi la ñuy boole dañuy boole njàng moo xam ne mii da ngay jàkkaarloo ak jàngalekat bi dañ koo méngale dañ koo seexale ak njàngale moo xam ne mii doo jàkkaarloo ak jàngalekat bi. daara ju mag ji di université Cheikh Anta Diop di jànkoonteel ay jafe-jafe yu dul jeex yu mel ne étudiants yu ëpp lu mu àttan ak tamit année universitaire yoo xam ne dañuy mbëkkante waaye loolu yëpp autorité académique yi jàpp nañ ni nan def lépp lu ñu mën ngir bépp ndongo bi ñëw di jàng si nga fekk fi condition yu gën ngir nga mën a réussir. ñu dem ca daaray polytechnique bu Thiès liggéeykat yi nag mer nañu lool grève lañu tàmbali daal di koy doore rek ak sitting ñoom nag nee nañ jëwriñ yi nga xamante ne moom la ñu dénk kon daara ju kawe ji jàngale mu kawe mi moom nag la mu waxoon ci atum 2012 daal ba nëgg ni sàmm ko te xaatimoon na bokk na nag ci fexe ba liggéeykat yu daara joojee ñu déclaré leen ca IPRES bokk na ca Cheikh Anta Diop Sey Latira personnel administratif liggéeykat yi nekk ci école polytechnique bu Thiès nekk ci administration bi di ay chauffeur ay technicien doon amal toogaayam ñaxtu fii ci biir l'école bi ñoom nee nañ li ñuy dund de jéggi na doyo ay jafe-jafe la ñu nekkee ndaxte convention bi nga xamante ne xaatimoon nañ ko ak ministre bi yor wàllu njàng mu kawe mi topp ñu ci dara. tawat yi mooy bi ci njëkk mooy ñu saytuwaat projet de décret 2103 bi ñu defoon le 17 février 2000 am na ren fukki at ak juróom-ñaar war nañ koo saytuwaat war nañu saytuwaat ci biir loolu âge rek bi nga xam ne bëgg nañ ñu yóbbu ko ci juróom benn fukki at ak juróom ndaxte ku nekk xam na ne établissement universitaire duñ cotiser seeni arrêt de cotisation bëri na tey ci kër gi nga xam ne mu ngi ci IPRES loolu bëgg nañ ko xoolaat ba pare yokk at yi nga xam ne moom la nit ñi à la retraité ba nga xam ne bés bu retraité pour ñu jot seen pension dafay xaw a yàgg lool ndaxte université yi seen situation dafa débitrice ci institution yu loolu mu sooxee nag bëgg nañu travailleur bi bu mu ko dund ci moom. ñoom sax nee nañ xeex bi ànd nañ ci ak ñeneen ñi nga xamante ñi ngi liggéey ci université yi nekk ci réew mi ba tax na nee nañ ngir ñu gën a mën a nekk ab dànk kàddu yi nekk benn. bu ñu fekkee nag dañuy war a ubbil waa jar na ko da ngay yëglu baax na. intersyndical liggéeykat yi nga xamante ni ñoom nekk ci université yi nekk ci réew mi am nañu ab préavis de grève boo xam ne déposé nañ ko nee nañ at mi yëpp dañ koy grève fii ba année scolaire bi di jeex bu fekkee saafarawuñ seen i mébét. ñu dellu yër nag déguerpissement bi nga xamante ni sous-préfet bu Ndakaaru door na ko loolee rek ngir féexal mbeddi Ndakaaru yi ndax xat na ba jéggi dayoo lu soxal nag jaaykat yi nekk fële ca Sandiniéry yi am na ñoo xamante ne nag tàmbali nañu rek di lem seen i bagage ndax jot nañu kon këyit bu leen di yëgal ni dañ faa war a jóge waaye am na ne ba nëg ni ñoo xamante ni nii ña nga fa des bokk na nag ci jaaykatu taabal yaak naka noonu ñoom nag ba ñu leen waxee la ñu xamle rek mooy ñu ngay dund ay jafe-jafe yu tar ndax fi mu ne nii lu nekk la ñuy def rek ngir daan seen doole Mame Biram Diouf ma leen seeti woon. di ko dalee atum 2013 ak léegi Ibrahima di teg tablam fii ci Sandaga di amel njaayam gannaaw sax ba mu yëngoo ci menuiserie. liggéey lu ma ci dugal sant yàlla rek gis muy dox rek ma dugg ci rek waaw. mais tey ay jafe-jafe yi ngeen ko ci dund comme la. waaw léeg-léeg mu ñëw policiers yi ramasse bi affaire yooyu quoi ñu door dake mais quand même sant yàlla quoi ñoom dañuy liggéey ñun aussi dañuy liggéey loolu la quoi. saa yuñ jógee nag di leen di jëlee sax ci bërëb bi moo xam dàqante gay am seen diggante sax ak policiers yi moom Ibrahima dinay xool yeneen bërëb yoo xam ne nii dina fa amal njaayam ci dal. waaw léeg-léeg ma jógee fii dem ay Thiès affaire yi di door waar
waaw. fii ci Dakar des fois fan ngeen demal fa jaay. ñaari tali point 1 affaire yooyu quoi. affaire yi moom dara yombul quoi mbir moom moo ci duggee moom na nga xaru conséquences yi quoi comme yàlla dogal ñu nekk ci mbedd bi amuñu feneen tamit wax dëgg la nekk ci mbedd bi moom gënaluñu quoi mais bu ñu amee feneen fu gën fii dañuy dem. la bëgg nag mooy am butikam waaye nee na koppar yi sax moo matul. place am na mais xam nga rek mooy ñu ci laaj quoi xam nga moo xaw a cher quoi moo tax quoi day xaw a métti quoi. ba léegi yaa ngi liggéey ana xaalis bi. waaw xaalis bi xam nga rek xam nga tamit liggéey Sénégal yaa xam nga lu mu demee te mu neex suba mu nakari. Ibrahima niki Mor a xam ni fi ñuy teg sax seen table yi jaaduwul. dama nañu wutal ñu place fële ci site bi mais site boo xamante ni presque sooy xool gars yi mooy fële kon mu daal di sax sane course ndax kat buntu place am la fa nekk du yoon. seulement su naree boo débordé ci tali moom rafetu mais nag su naree am distance am yem ku nekk am discipline moom dina kii lal fii sa place mu dindi ko fi. mais su ma ko waxee ma xeexaa moom fu ma jëm ma bàyyi sama njaboot ma xeex ci tali bi damay wax rek moom ma tali bi. D'ici fin décembre, ces opérations seront intensifiées pour une meilleure circulation des personnes et des biens. ñu jégglu nag ci njeexitalu élément boobee quai de pêche bu Soumbédioune la ñuy yëri quai de pêche ba nag samp nanu ko mu nekk loo xamante ne nag nappkat yi rafetlu nañu ko bu baax a baax ndax léeg-léeg daan nañu am jën mu des ci seeni loxo duñu ko mën a denc loole yëpp nag ñu mujj sax di ko sànni ñu ne xëy na mën na leen a wan gannaaw jafe-jafe yooyu waaye tey lu ñu gën a bëgg nag mooy yorinu quai boobee nañu leen ca boole Pape Fara ñi ngi Mohamed Dieng. ñu ngi fii ci waaxu Soumbédioune yi daanaka gaal yi yëpp ñu ngi ci tefes gi. loolu nag di dëggal jafe-jafe yi nappkat yi di dundee ci bërëb boobu ndax nee na yenn saay lu ne la ñuy daj ngir jaay seeni jën. ñoom mënuñu jël yenn somu jën yi di ko gaare fii nii parce que produit bi day yàqu seen loxo rek ñun dañuy obligé mun nga demu géej léegi nii nga ñëw jàpp jën yu bëri teer fii nii munoo ko jaay te 5 heures jotul 5 heures maa bi gaal yëpp dañuy ñëwandoo fii plus de ay 300 et quelques gaal wala ëpp na bu motul 1000 gaal sax. ñëpp dañuy ñëw teg fii seen jën ñiy jàpp 4 15 5 ba 6 mais doo ko jaay. gaal yi fii liñ fiy indi nii maanaam ñii mun ñu ko jënd te ay jigéen rek ñooy jënd fii nii doo fi gis benn baana bu jógee fa la ñëw gaare frigo fii doo gis leneen ay baana yoo xam te ne dañ fiy jógee dem jaay ko ci biir dëkk bi rek ñooy ñëw te su leen neexee ñu ñëw ni jën wi daal lamba te boo demee ci banlieue bi da ngay gis jën amul jën day am fii mais ñun amuñu fuñ ko jaayee. rax ci dolli calte ga am ca bërëb ba ñàkk organisation. quai de pêche bu bees bi nga xam ne daan nañ ko fay def loolu nag jàpp nañ ne lu baax la ci ñoom. affaire set affaire côté sanitaire bi nga xam ne ay butitu jën yeeg yu demee ni ki yooyu ñoom ci seen wàllu bopp jël nañ ci initiative ci projet bi ba daañ ko mën a téye et jël déchets yi am nuñ koy def ba sànni ko. waaye nag yorin bi ak kan moo koy yor. indi xaajaloo ci seen biir. su fekkee nag dañuy jëlee ay doxandeem ci àll ba ñu bëgg a ñëw tegu suñu kaw duñu wax ni ñuy def ak ni ñu dul def day nekk affaire boo xam ne day compliqué ji ëllëg. tekk ci loxo yi ñu jub moo xam ñun ku ñu dimbal rek la ñu bëgg moo xam doomu fii nii tefes Soumbédioune wala beneen doom parce que ñun ñu ngi dëkk fii ba Gandiol Ndar ñi fi dëkk fii nii barewul. toujours lépp lu mun a am ci milieu public. nañu informer nit ñi rek. nappkat ak mareyeur yàkkamti loolu ñu ubbi quai de pêche bu bees bi nekk fii ci Soumbédioune ngir nag seen gafaka di gën a duuf li ñu bëgg nag moo nekk yoron bu sell te leer. gàmmu 2017 matuwaay nag jël nañu ko rek ngir kër diine yi dara nag bañ fa manqué lépp jaar yoon rawatina ak léegi la nag xeetu ñam yi nga xamante ne nii day rëcc di dugg nag ci kër diine yooye te mu nekk ñam yoo xamante ne kenn waru koo lekk lu ni mel nag service d'hygiène mi ngi ci liggéey bu baax a baax lu soxalit camion vidange yi nee nañ lim nga daanu ko yokk ñu teewlu colonel Moussa Dieng Sarr ci micro Pafara Ñing. stratégie bi nga xam ni moom mooy police de l'hygiène boobu maanaam moom mooy lépp nga xam ni moom mooy jëm si def contrôle maanaam ndox bi at camions yi nga xam ni ñoom ñooy vider at contrôle aussi denrées yi ñuy maanaam lekk yi ñuy jaay si marché yi at si boutique yi loolu aussi nekk na activité boo xam ni commencé nañ ko bu ñu service d'hygiène pratiquement région yi nga xam ni yëpp ñu ngi fay organiser ay gàmmu ñoom aussi brigade yi nekk foofu ñi ngi liggéey pour Kaolack bi nga wax ni aussi brigade régionale bu Kaolack bi ñoom tamit ñi ngi si bay seen waar léegi activités yi foofu commencé na depuis alxames bi altine bi ñu weesu
ñi ngi mëne foofu activité yi maintenant par rapport ak camion vidange ngay wax ni doyul kooku effectivement même ça a été évoqué ci réunion bi ñu mujj tenir fii au ministère de l'Intérieur. mu nekkoon jiital service d'hygiène national mbokk yi fii la ñuy tàggatoo ak yéen jaajëfal leen bu baax a baax yéen ñi fare woon ci machine bi ak ñi jàpp ci xibaar yi bu mu sotti ci kanam tuuti Chérif Dia dina fi teew faram-fàcceel leen xibaar yi ci nasaraan jaa ngeen jëf.